Lamine maa ngi lay ziar. maa ngi lay siyaar bu baax a baax di nuyu waa 4appuis yëpp di rawatina géejawaay gii nga ñu fekk maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen siyaare di nuyu sama gars yi nga xam fii nga ma fekk tey yaa ngi fekk si parking bi ma nekk nii di nuyu Balla sama xarit sama doomu ndey di nuyu Africa Nongo Omar Diallo Laay ñëpp daal ma mbay tout le monde su ma limee rek damay juum mais maa ngi siyaar waa parking bi yëpp sax waaw ñu ngi nekk fii si deux voies notaire yi. am na solo Lamine sa poulain doon bëre Alioune Seye numéro 2. ci waajtaay bi noonu la ko waajalee côté entraînement yi. waaw man démb dama amoon benn poulain bu doon bëre muy jaw 2 ndax moo doon bëre démb 4e combat bi maa ngi koy félicité bu baax a baax. ndax wax dëgg yàlla démb géejawaay neexoon na ndax ñaari combat lañ fa amoon 2 victoires. préparé nañ combat yi ni ñu ko waroon préparé suñu borom may nañ ci ndam. Alioune Seye nag combat am tey jii mën naa see sori mën naa see bañ sori parce que Sénégal ñoo ko rëyaloon mais man combat am moog Zoss rëyul woon si man. waaw parce que xam naa ni bokkuñu ñoom ñaar. lu leen wutale. non parce que Alioune Seye moo gën a féete xale te Alioune Seye day dund làmb. Alioune Seye day dund làmb xëy na Zoss comme li mu wax rek bàyyi woon na xëy na nee na Père Gasson moo ko ci dugalaatoon wala nii mais xam naa ne suñ doon bëre fii ba suba mënul daan Alioune Seye suñ xeexoon it ni làmb ji demee noonu lay demee rek. man gëmoon naa ne su ko Alioune Seye dóoree bëre bi pare ci mu pare ci bëre bi. kon xeex bi li ngeen préparé woon la da ngeen ko préparé woon ci xeex bi. Alioune Seye préparé woon na lépp man sax dama jàppoon ni Zoss day xaar man Zoss biñ ne prix mu abordé combat bi xalaatuma ni woon loolu lay indi man dama jàppoon ni Zoss day xaar pour Alioune Seye ñëw mais ba arbitre ne prix mu ñëw dama kontaan xam ne yombal na Alioune Seye la mu bëggoon. benn stratégie ba ngeen ko préparé woon moom su arbitre sifflé nga dal ci kaw ngeen ko waxoon. non même bu dul lool sax man jàppoon nañ ndax man démb bi may mujjee wax ak moom sax li ma ko wax dafa leer mooy bul yàkkamti dara Zoss su taxawee taxawal léwtoo jàng ko bu baax ndax làmb la joo xam ne ni heure boo demee ba déclenché rek obstacle rek pour xeex rek wala pour bëre rek waratoo taxaw waratoo koo may jàmm ndax man dama jàppoon ne Zoss na mu bëree woon ak Boy Niang lay bëree far Zoss ñëw ne day imposer si. waaw xam naa daa nekkul si dara nag moo tax mu ne woon naa jeexal combat benn yoon du ma fa nekk di xaar di weer sam bopp. nan nga ko gisee daal. mais lu tax nga ne ko boo déclenché xeex bi rek wala nga déclenché bëri bi rek continuer action bi. parce que xam naa ni Zoss attanu ko ndax Alioune Seye soo ko gisee démb xam ne moog Zoss sax bokkuñu yemuñu du bind du yaram du lenn man xam naa ni Zoss attanu ko tey jii ñëpp buub bi lañ doon xalaat ak plaquage Zoss mais xam naa ne su ko Zoss dawoon jël di ko plaqué sax mënu koo yóbbu. te Alioune Seye bërikatu tànk la ay placage ak ay yooyu daanu ko. ok mais am na beneen affaire aussi géejawaay ñu xool depuis saison bi ba léegi macha allah victoire rek ngeen am. waaw sant yàlla rek sant yàlla te lépp li ko maye rek mooy déggoo seen biir ñoom ñëpp gis nga ku ci xew la sax ñëpp ñëw jàppale la open press bi noonu lépp noonu tey jii daal li may ñaan mooy nii ñu koy jàppoo ñoom ñëpp déggoo beeg ànd bi ñuy ànd yàlla na leen ko suñu borom gën a jàppale rek. ndax ñun après suñ ko defee ñun entraîneurs yi fi nekk suñu biir sax dañuy féex dañuy féré ndax démb écurie Walo ak école de lutte Balla Gaye soo fa ñëwee démb doo xàmmee kii moo nekk école de lutte Balla Gaye doo xam kii moo nekk écurie Walo ndax entraîneurs yi muy Ron au passage maa ngi koy nuyu muy sama gannaaw bu ma jox cër ba combat bu mu mënti am su dajeeg si stade bi dina ma Lamine tey loo gis looy digal sama boy wala nan la man it noonu day ñëw conseiller ma ne ma nii ak nii ak nii ak nii ñuy sottante xalaat te réeroowuñu si dara waaw démb mën naa ne ba Alioune Seye li bëre bi may wax ak moom Ron daf may déglu ma wax ak Alioune Seye li may wax ak moom ba pare bàyyi ko mu dem sarbet ba muy Ron yor ak ndox ma sax man maag ko jox sama sarbet laa jël jox ko koog yooyu yëpp benn lañ amuñu xaaj ak seen ndax mbëru école de lutte Balla Gaye dañuy contact yi Waalo mbëru Waalo dañuy contact si école de lutte Balla Gaye kon benn lañ. léegi ban palmarès nga ban adversaire nga gisal Alioune Seye ci prochain combat am. Alioune Seye tey jii mbër su demee bañ na 100 kilos nangam rek kooku amatul lu muy moytu wala lu muy xaaj ak seen Alioune Seye dafa yàgg si làmb ji te ay moromam yu bëri dañ koo raw sunu borom a ngi koy suturaal nag ba xëy na li mu rete woon mu ngi koy dabu nànk-nànk maa ngi koy ñaanal mu gën koo dabu rek te benn gàllankoor ak benn faxasal bañ ko cee fekk loolu la mais Alioune Seye amul kenn ku ko mën a bañ si làmb. kon koo gisee yow fi mu toll nii comme adversaire am ku mu war a bëreel mu maye chance wala mu bëree ak moromam wala ñu gars yi may ko chance. non làmb léegi dañoo toll foo xam ne léegi làmb ay maye chance ay yooyu yëpp amatul làmb amateur yi ñooy décider rek ak ñoom ñooy bëgg Alioune Seye daal xale la te mu ngi liggéey te chaque jour que jëfee mu ngi def li ko war ci làmb kuñ ko jox
te fay ko lu ko jar rek na bëre man loolu laa koy wax. mais en tant que coach ak ku yàgg si làmb xam làmb kan nga gis ne seen combat moom ak Alioune Seye jaadu na fi mu toll nii. Alioune Seye fi mu ne nii Papa Sow Siteu mën na taxaw sax samp na ku ci daan war na mën a bëreeg yow Papa Sow Siteu ku daan ak ku daanu war nga mën a bëreeg Alioune Seye fi mu ne nii. mais gisoo ne moom Modou Anta bu Thiès ñun naa seen combat war na neex amateur. non Alioune Seye moom war déggoo li wala man su ma Papa Sow Siteu laa naan ko demal samp ndënd foofu. mais pourquoi pas Modou Anta moom. non Modou Anta Modou Anta Alioune Seye mën na jaar beneen yoon bu dul boobu day tardé laat yoonam rek ndax su daanaatee Modou Anta yi du ko yóbbu fenn Alioune Seye nee naa dafa war a am foo xam dafa war a yegg te dafa war a tamit am wax dëgg yàlla ma yéene ko torop moo tax man la Papa Sow Siteu su doon maay moom si ñooñu laay miité wu ku daan ma jël la. ku daan ma jël la ku si daanu ma jël la ndax ñoom ñaar ñëpp ñooñu yegg nañ au sommet tamit. mais conseil woo ko Modou Anta daal pour yow. non man gisuma Modou Anta man bokk. lamb la nag. lamb la mais man gisuma Modou Anta wax dëgg yàlla ndax man moom Modou Anta su ma la waxee benn affaire su ma sañoon du bëreeg benn mbëru géejawaay. tax loolu. non dafa nekkoon école de lutte Balla Gaye magam Fallou ba léegi mën naa ne mu ngi ci école de lutte Balla Gaye heure bu ko neex ñëw ay raqam Modou Anta magam ak ay ñoom ñëpp mooy loolu mais daal Modou Anta daal man bëgguma mu bëreeg mbëru géejawaay daal. bu bëreeg mbëru géejawaay. revanche ak Moussa Ndoye nag loo ci wax. Alioune Seye Moussa Ndoye. waaw mën naa nekk mais tey jii lamb tey jii dañoo toll foo xam ne man su ma soxla ñuy bëri ku nekk sooy bëri da ngay bëree koo mus sa bëreel. man Papa Sow Siteu daal ñoo ma gënaloon comme contre moog Moussa Ndoye quoi waaw. Papa Sow Siteu. Papa Sow Siteu rek moom nga gis. waaw fa dafa war a bëreeg ñooñu. dafa war a bëreeg ñooñu ndax Alioune Seye dafa toll si wane boppam. dafa toll si wane boppam te faa muy bëreeg ndaanaan yooyu ñu mën a xam ndaanaanu Alioune Seye ndax lamb ji xamuñu Alioune Seye xam nañ ko nii rek mais faa ñu jox ko ndaanaan yooyu pour ñu mën a xam koy Alioune Seye. am na lu nekk si moom lu mu waneegul ci làmb. lu bari sax loolu man xam naa si dara. mais bu ñu gisee léegi bëreem dañu wax naa moom ku mën a bëri la day ba ñu bëri lañ jàng bëri mais suñu xoolee léegi deux derniers combats yi xeex la gën a wane ko bëri. waaw xeex bi moo feeñ rek xeex bi moo ñëw rek xam nga làmb moom da ngay entraîné ko da ngay contact tey jii su fekkoon ne tey jii daa ñëw pour xeex si rek du contact day dem di def ay boxe chaque jour tout le temps mais làmb da ngay préparer lépp. daa fekk xëy na loolu moo tombé rek xeex bi gars yi ñooy yooru ñëw moo tax ñuy jël hypercule bi rek. mais ñaari yëpp la indi daal. ñaari yëpp la indi Zos démb ak Alioune Seye dama ne woon Alioune Seye lu mënti xew soo ko yooroo su la dawee këf ko jàpp ko. mais. jàppal Zos sa loxo lu mu mënti xew heure bu duggee. na sa loxo gauche njëkk a jàpp. nga rocc sa droite pompe ko doog a bëreeg moom. mais làmb ji moo yegg si foofu rek. moo yegg si foofu. combat bi sax xalaatoon nga mu jeexee noonu ci ñu Zos kii blessé. non xalaatuma ko woon mais Zos soo gisee li mu indi tamit si làmb da nga xam ni Zos des na quoi. Zos daan na gën a pare quoi waaw. mais tamit mooy li ma la làmb moom soo xësee ba woon ginnaaw wan ko ginnaaw rek bul dellu si. mais ba explication lañ jox ne moo waral ñu arrêté ko ñu jox Alioune Seye victoire. non Zos gisoo R4 bi dafa ibbeeku fii dafa gaañu bu metti Zos dafa te bët bi moo ibbeeku. am na solo Lamine jaajëf. waaw di kontaanaat di sant ñëpp di gërëm ñëpp di santaat waa Géejawaay encore une fois au passage te naan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla nañu yàlla gën a dimbali si lépp luñ bëgg rek di nuyu waa Géejawaay gi yëpp di nuyu autorité Géejawaay yëpp di ko dalee si Aline Sall Lat Diop Ahmed Aïdara ñëpp su ma limee damay juum maa ngi ñaan ku fi sunu borom teg ku fi gën rek yàlla na la fi sunu borom teg ñun loolu rek la ñuy ñaan waaw te naan leen nag nañ ñëwaat pour dimbali ñu rek jàppale ñu jeunesse bi fii ndax ñun amuñu lu dul làmb tey booyi làmb lañ bëgg la ma doon wax rek man soxlawu ma kenn jàppale ma soxlawu ma kenn may ma ndax du ma mbër mais dama bëgg ñuy jàppale mbër yi ndax jeunesse bi ñun moom lañ am tey ji suñ leen seetaanee rek ñu dugg si lu ñu warta dugg kon nañ leen jàppale si li ngeen xam ne la si liñ xam ne loolu lañ bëgg tey ji nag mooy autorité yi Lat Diop au passage moom mu ngi def li mu mën si Géejawaay ndax mu ngi yor équipe bu GFC bi diriger ko mu ngi yëkkati alalam di ko def lépp mais dama bëgg mu jàppale côté làmb tuuti muy Ahmed Aïdara tamit noonu Aline Sall nga xam ne mooy raq président te moom la fi yàlla teg biir Géejawaay tamit noonu ñoom ñëpp noonu waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama waa ji Kéba Kanté maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm kooku moom du ma tàyyee di wax ci moom lu baax parce que sama nit la ba mu mettee torop mooy li ma wax rek moom xam na man xam naa maa ngi koy ñaanal li mu bëgg yàlla na ko sunu borom defal si bar Seydina Mohamed di encore une fois di gërëmaat sama gars yi fii nga xam ne parking bi nga ma fekk nii nga xam ne mënoon ngaa jël sax jaay oto bi yi ma nekkee fi mu ne nii
nga jël waaw mu ngi nekk fii si 2 voies notaire yi fii rek après maire Aline Sall bi foo taxaw sapeur pompier bi rek foo laajte parking bi nekk si 2 voies notaire yi rek ñu indil la fa maa ngi nuyu encore une fois Balla nga xam ne mooy kilifa parking bi Omar Diallo Africa Laay Mambay ñëpp daal su ma limee rek damay jum am booy am ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu ñëpp di nuyu sama yaay samay mag samay raq sama ñaari soxna yeeg yëpp sax maa ngi leen nuyu bu baax a baax jërëjëf. jaayef Lamine. ok.